audit yi d'accord nañ bu ñu si jógee ñu auditer samay doom. télévision Futurs Médias ñi ngi leen di nuyu mbokk yi ànd ak ñun ñi ngi am mbégte dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce ñu koy amal àllarba ci waxtu bi lañ koy def muy émission boo xam ni en live la en direct ngeen di ci ànd ak télévision Futurs Médias li ko tax a jóg nag bokk na ci fexe ba lépp loo xam ni actualité la ci tolluwaayu réew mi ñu am ay invité yoo xam ni dinañ ko waxtaanee ak ñoom bu ko defee askan wi nga xam ni ñooy seetaan seen télévision Futurs Médias mën a gindiku ci tolluwaay réew mi ci wàllu politique am loolu mooy li nga xam ne nag moom moo sabab émission bi di Faram Facce tey ñu am ci gan bokk na ci le ministre Thierno Lo nekk suñu gan maa ngi lay nuyu monsieur le ministre. maa ngi lay nuyu waaw ñi ngi am mbégte ci recevoir la ci émission Faram Facce ak télévision Futurs Médias ma bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi. waaw maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu téléspectateurs Futurs Médias yi ca di ñaan yàlla suñu borom mu jubal suñu kàddu. ba ñu mën a tontu lu baax ci li nga xam ne bile moom moo soxal askan bi. dëgg la jërëjëf monsieur le ministre laaj bu njëkk bi rek mooy ci wàllu actualité bu yàggul xaw ma gis naa ko ci internet bi gis naa ko itam ci journaux yi nga wax ni bu doon sa yéene la Macky Sall du falu en 2012. xam nga wax bu nekk rek nañ ko placé ci contexte am. mooy xam nga président Macky Sall bi muy laaj réew mi. man mi maa ngi àndoon ak président Abdoulaye Wade. président Abdoulaye Wade nag bu ma àndee ak moom damay ànd ak moom ngor ak fulla ak fayda fexe ba la tax ma ànd ak moom. yàlla suñu borom jox ñu ko. d'accord da doon xëccoo ak ay nit parmi nit yooyu président Macky Sall. ok man président Abdoulaye Wade laa faraloon. ma war a ànd ak moom gañe mbaa ma ànd ak moom daanu. loolu laa wax xam nga bu ma àndoon ak moom mu falu kon président Macky Sall du nekk président la République. d'accord. waaw mais nag yàlla tudd leneen. ñoo xam ne loolu mooy dogal bi. ok waaw mais loolu lan nga ci bëgg a wax ci contexte bi lan nga bëgg a wax ni lu nekk ak contexte am loolu war nga ko mën a assumer wax ju mel noonu nga ni bu doon sa yéene la président Macky Sall du falu. xam nga loolu du woon contexte bi. waaw sa moroomu journaliste. moo toog ne ma yow pourtant day président Abdoulaye Wade nga àndaloon. waaw nga ànd ak moom ba pare président Macky Sall fal la tey. daal di ne ma loolu moom. nu mën a nekk. ma ne ko li ma la bëgg a leeralal mooy président Macky Sall. moom ma la gën a xam fuuf parce que man ak moom ñoo nekk noonu ci président Abdoulaye Wade. ma ànd ak président Abdoulaye Wade parce que moom moo fekk ci 14 millions de Sénégalais mu tànn ma ca ne ma Thierno Lo kaay nga ànd ak man jàppale ma ci li may def. ma ànd ak moom jàppale ko ci ngor def ci sama xam-xam def ci sama doole. bi yàlla suñu borom tuddee ne jeexal na. ci la ma président Macky Sall moom mi ma xamoon te bokk di lii ak man. na ma Thierno xam naa la dénk nañ ma réew mi damaa bëgg nga ñëw jàppale ma. man ko comme Sénégal moo ma ñor dinaa la jàppale ca ba mu jógee ci président Macky Sall ou ci président Abdoulaye Wade di dem di xëccoog moom ak réew mi aussi maa nga ca woon te fa ma nekk mu dem te fa mu war a nekk te kenn waxu ci moroomam lu ñaaw. kenn jéppu ci moroomam. ku ci nekk da nga def la nga war a def ak diggante bàyyi askan mais loolu du transhumance. transhumance xam nga terme boobu je pense que sénégalais yi war nañ ko jéem a xoolaat parce que d'abord. waaw mais bala ñu koy xoolaat nga tontu ma ci ba pare. ci laa jëm ci waaw mais bala ñu koy xoolaat dama la ciy tontu. parce que mais bala ñu koy xoolaat rek baal ma nga tontu ma ci ba pare ñu doog nag xoolaat ko. waaw li tax man la dañ koy xoolaat mooy tubaab la. waaw terme la boo xam ne bii c'est un peu péjoratif parce que loolu ci jur lañ ko xamee. d'accord jur goo xam gi damay jóge fii ñax am na fii. ñax amatu ko mu dem feneen. donc terme bi rek. d'accord c'est péjoratif te ñu bari ñu ngi koy utiliser mais nag ni nga ko gisee mooy nekkoon nga ak président Abdoulaye Wade. waaw di ko jàppale muy xëccoog président Macky Sall léegi président Macky Sall gañe na yaa ngi ñëw di ko jàppale. waaw man dama la bëgg a xamal ne nekkuma ci parti président Macky Sall mais bu neexee nit ñi comme ni ñuy wax naan boo defee parti aussi yoon la wooy jaar pour jéem a dem. andi comme egg nga foofu. dégg rek dama lay àggale xam nga posé ma question damay fay rek ma agsi. waaw xam nga comme neex nga gise ko noonu. parce que dañoo nekk ci société boo xam bi société ouverte la nit ku nekk da ngay am sa xalaat. mais li am solo mooy yow miy jëf li ngay jëf
est-ce que méngoo na ak sa conscience ou bien méngoowul ak sa conscience. waaw mais man parce que liñ ci war a. waaw mais monsieur le ministre. liñ ci war a daw dama mooy bëgg baal ma rek s'il te plaît am na noo définir transhumance. am na noo ko définir. mais ni nga ko définir nañ ci taxaw. mooy par exemple ak jur la goo xam ni dañuy lekk fii ba mu jeex ñu dem seet feneen foo xam ni moo gën a baax ñu dem fa. est-ce que loolu mënuñu la étiqueter loolu nekkoon nga ci parti ba daanu na. demaan nga ci beneen parti bu nekk au pouvoir. xam nga loolu koo koy jox. mooy nit koo xam ne kii politique. mooy métier am. ok bu jógee ci politique dootu am lu mu dunde dootu am lu mu def. man mii di waxante yow wóor na ma ne da ngay def émission mais xam nga ma. damaa nekkoon di liggéey ci secteur privé. am métier pendant 25 ans. mais xam naa la mais ci politique laa la gën a xam mais man ci politique laa la gën a xam parce que sa activité professionnelle aussi li ma si xam bariwul. xam nga bu baax ni secteur privé laa nekk. waaw mais nag ci politique laa la gën a xam. waaw déglu ma mais xam nga ni ci secteur privé laa nekk. ok léegi nag boo posé question. da ngay bàyyi ma tontu parce que askan bi laay tontu. effectivement je suis d'accord moo tax ngay posé question. voilà baal ma acci. léegi dama la ne. ñii def problème boobu. ñaari fànn la ñaari nit lañ. mooy nit ko xam ne bu politiqueul du dund. ou bien métier bi mu njëkk a am ci politique la ko amee. man métier bi ma njëkk a am du décret présidentiel moo ma ko jox. yor naa ko pendant 25 ans def 9 ans ci secteur public ak président Abdoulaye Wade 25 ak 9 kenn du ko comparé. beneen bi ci dooleeku ba ma génnee maa ngi liggéey ba ma nekkee ci biir ministère maa ngi am loo xam ne lii maa ko moom kon man du ma koy sonn pour di dem di toppi keneen première chose beneen bi des. te nit ñëpp war koo xeex. te ku ñu ko wax mu war la naqari mooy nga nekk ànd ak président Abdoulaye Wade def luubal ci li la askan wi dénkoon. di traîner say casserole ba yoon bi li la bëgg a dab. ou bien nga ragal ki nga xam ni bi lay ñëw na di nekk président nga ragal mu ubbi sa dossier nga daw fekki ko pour bëgg ñu taxawal la. kooku mooy li ñaaw. mooy li ñu war a te yow loolu da nga cee bokkul. mooy li kenn mënta nangu. waaw te loolu man dama cee bokkul tey duma ci bokk ëllëg te loolu taxuma ànd ak moom. daf maa woo ndax sama compétence moom moo nekkoon premier ministre ma nekk ministre de l'environnement ñu boole ñu yóbbu ñu assemblée nationale mu nekk président de l'assemblée nationale ma nekk président de la commission défense et sécurité. waaw yàlla jox ko réew mi. mais monsieur le ministre mais sa compétence non mais sa compétence mooy boobu du yow Pape yaa koy def. du keneen moo koy def. moom la constitution bi jox prérogative. ne ko yow la ñu fal. moom mooy seet ci Sénégal yi ña ko doy. ak ña ko neex mu woo leen ñooñu bu leen neexee ñu fekki ko pour que ñu jëm a liggéey réew mi. d'accord question mais monsieur le ministre non dama bëgg. question boobu nag moom mais monsieur le ministre loolu rek laa la léegi bul defee nii nga bëgg a defee. il faut aussi ñu relancer dañuy waxtaan. li ma non mais je vous en prie. est-ce que xam sa compétence bi nga ni moom le président xam sa compétence moo tax mu jël la ci wetam mooy nga nekkoon un ministre de la République mu mujj def la un PCA est-ce que loolu ci ku xam sa compétence noonu la koy xalaatee. waaw xam nga Sénégal am na leneen lu ko yàq te war nañ cee jéem a def waxtaan mooy c'est-à-dire que nit koo gis rek. waaw bu jógee rek dafa ne damaa war a nekk ministre damaa war a nekk directeur. damaa war a nekk PCA. loolu nag dañ ko fi xamoon nag. dañ ko fi xamoon nag ci suñu culture république. vraiment dañ ci xamoon xamuñu woon un ministre boo xam ni après PCA wala directeur général. loolu vraiment daaw non mais xamuñu ko woon moo tax ma wax la loolu. da ngay déglu maa lay déglu. Sénégalais yi ñuy seetaan si ne nii est-ce que ma xam nañ man lu ma bëgg a tontu. posé ma question avant may tontu yaa ngi commencé di waxaat. ok fii amul daw débat. d'accord man xam nga ma da nga ma déglu rek. question bu la neex nga posé daal tontu. dama la ne. Sénégal dañoo war a weesu. ku ànd ak président de la République jàppale ko. soo paree rek nga ni damaa war a nekk ministre ou damaa war a am directeur parce que du société anonyme. bu nit ñi am ay action di partager ay dividendes. président la bu ñu fal. mu fu ko neex nag génn bitim réew na dem ci conduite ak moom ku ko neex mu jël la pour fal la. Sénégal ku nekk war nga koo mën a liggéeyal ci poste boo nekk man président Macky Sall ànd naa ak moom depuis 2014. ba 2019 5 ans laajuma ko joxuma te terewul ngeen gis may def sama waru gar pour di ko jàppale pour mu continuer di yor Sénégal. d'accord su doon poste sama boole woon ak moom. demande ak ni 5 ans muy def liste député sax. dugguma ci liste député yi samay nit dugguñu ci te terewul ngeen gis ma may battre campagne pour que opposition bañ ko gagner Assemblée nationale. donc kuy wax yu mel noonu. man boolewuma ca beneen itam. waaw mais monsieur le ministre bàyyi ma dugal dara ba soo ko bëggee jàppoo ni aussi. damay àggale ci PCA bi man xam naa luy PCA xam naa luy PDG xam naa luy administrateur parce que ñett yëpp dama ko nekk avant moom mu di ma ko def
man nekkoon naa PCA. nekkoon naa PDG nekk administrateur avant que moom mu dama ko def. bokkuma ci ñi ne kaay yi nga nekk PCA ñu defe ni ñoom ñooy patron wu directeur bi man xam naa PCA lan mooy waru garam ak la tan ma di ko joxe moom mi ma ko jox xam na suma compétence xam na ni bu mu yóbboo ci vision stratégique bi. xam na ni man foo mu yóbbu je suis un développeur dama koy doxal. dinaa fa accomplir sama mission. ca na mu waree en respectant les prérogatives du directeur. waaw léegi monsieur le ministre léegi bala xam nga yu ci bëri monsieur le ministre da nga naan nañ ko xoolaat par exemple lu jëm ci transhumance nga ne nañ ko xoolaat lu jëm ci nomination bi en tant que PCA nga ne Sénégal yi dañ ko war a xoolaat. mais aussi dafa bokkul ci suñu culture ñu di koy gis. daawuñu gis par exemple nga nekk ministre de la République. ñu tourné nommé le directeur général wala ñu nommé la leneen loolu ci eeru Macky Sall lañ ko gisee. loolu xëy na mën nañ ci ñëw mais li ma bëgg a ñëw foofu mooy. non mais attends baal ma rek. non je t'arrête. monsieur le ministre kon yow xamoo histoire politique. non mais attends non xaaral mais monsieur le ministre baal ma non di nga ma wax non di nga ma ko wax mais di nga ko relever mais may ma mais d'accord non attends non li ñuy gis. waaw lu ci bëri. ci moom lañ koy gisee. par exemple nomination lu mel ni Aminata Touré ci moom lañ ko gisee nekkoon premier ministre après mu jël la yóbbu la ci c'est vrai que am nga benn rang et tout mais yooyu ci moom lañ koy gisee ak yeneen yoo xam ne mën nañ ko développer mais li nga xam ne bëgg naa la ko wax mooy PCA mais di nga ma ci tontu mais PCA d'habitude bon réalité yi ñu ci amoon mooy kat kii mag la nañ ko yóbbu foofu mu dem noppalu ji mais loolu la ñu daan gis PCA benn porte la woon boo xam bu ñu la ko ubbilee mooy voilà demal nga toog chaque fin du mois nga ñu jox la sa ay quelques affaires après jeex na loolu mooy li nga xam ne moom la ñu xamoon aussi. xam nga loolu question buzz. ok sa question bi buzz la. d'accord xamul tax. depuis temps wu Senghor ba ci temps wu Abdou Diouf da ngay gis ay premier ministre sax pare ñu def leen PCA Habib Thiam lu mu doonoon lu mu mën a teg ci dëkk bi wax ko nekkoon na PCA. ne am na fi ay ministres yu jóge fii ñu jël leen ay PCA ñu nekk dans les banques. nekk ay PCA yow soo ma waxee Habib Thiam ci ban âge am la nekkee PCA aussi loolu c'est important à savoir bokkul ak Thierno Lo boo xam ne mën nañu xalaat ni peut-être war nga mën a am ambition aussi. non xalal parlons très sérieusement parce que am na ay xale yoo xam ni ñi ngi seetaan émission bi nga wax loo xam ne lu am importance la parce que am na ay mag yu koy wax sax. il faut ñu leeral leen ci. ñu pare ñu ni wëy ki nekkoon na premier ministre pourquoi ñu def ko PCA ki nekkoon na ministre. lu tax ñu def ko directeur. waaye déglu rek fii lii lañ ko gisee. dama ne gisawu leen ko ci. Macky Sall non fii kay liñ fi gis dafa waaw ma jàngal la ne depuis Senghor depuis Abdou Diouf nit nekk fi ministre jóge fa nekk PCA nit nekk na fi premier ministre jóge fa nekk PCA. PCA directeur ñëpp ay serviteurs de la République la ñu. nekk ci seen réew am ay comportement yoo xam ni yaakaar na ni buñ leen fa yóbboo ñu mën koo doxal mën koo jubal loolu. mas na fee am ca loolu lu jaar ci orthodoxie la lu jaar ci réew mi ni mas di doxe la kon bu kenn nekk di labajal ay xel. d'accord dafa yàgg am na fi l'essentiel est que mooy nit ki est-ce que fañ ko yóbbu mën na koo doxal est-ce que nit ki bañ ko fa yóbboo est-ce que def na mission na mu waree foofu lañ war di juger nit ñi mais quant à nekkoon na kii loolu yàgg na fi am mais léegi nii yow ci sa biir wax xam nga ni yow nee nga xam nga lan mooy PCA xam nga ni PCA du patron directeur général bi waaw kon war nga xam lan mooy prérogative ak ay limitu PCA est-ce que jàppaloo ni ku xam say compétence xam nga boo déggee ma wax la loolu waaw mooy xam man dama nekk ci biir Sénégal yàgg a gis yu bari yàgg a arbitré yu bari am na ñoo xam ne dañ leen di wax dañ la naan PCA nga ñu defee ni société ba ñoom ñoo ko war a diriger ca moom. wala seen i mbokk foog loolu wala seen i jegeñaale ak seen i militant. non seen xam-xam. boo bëggee émission bi di kii da ngay bàyyi ma expliquer yoo xam am na importance parce que question bi ngay posé nii. am na importance pour yenn doomu aadama yi. parce que am na ñu nekk PCA. defe ni ñooy jor société bi bay jàppanteeg seen ay directeur parce que xamuñu seen limite fu mu tàmbalee ak fan la yem soo nekkee PCA benn société directeur général bi moom moo yor gestion wu société bi moom moo leen war a rendre compte yéen ngeen di arbitrer yéen ngeen di signer di valider te yéen a war a def conseil pour di ko nommer ak di ko démettre. bu defee ay budget am ak ay engagement yu muy mën a jël yow ak conseil bi yéenay signé yéenay validé bu pare yéenay certifié liggéeyam yéen a koy saytu ci turu état bi. pour que moom muy bañ di def lu ko neex di bañ di jaar fu ko neex mais gestion bi moom moo ko yor. d'accord bu ngeen nekkee équipe. loolu c'est important ci définition bi nga ci def bu ngeen nekkee équipe nag di PCA. ak moom directeur bi da ngeen war a fexe ba fañ leen jël yéen ngeen nekk ay juróom-ñett mbaa fukki sénégalais
dénk leen benn secteur war ngeen a ban a am ay xiiroo ak ay ŋaayoo ci ngeen seet intérêt général ba secteur bi ñu leen dénk yéen muy compartiment ngeen booster ko ba Sénégal yëpp teg seen bët ne li ñu leen dénkoon dox na loolu mooy waxu am farada bi ak moom amaanaa bi. léegi monsieur le ministre PCA ñu fàttali ne société bi ñu dénk wàllu TER bi moom lañ la def PCA fan nga ci toll jël nga sa nouvelle fonction gis nga sa directeur général fan nga toll. ci bon foofu nag fi ma ci toll c'est-à-dire que xam nga am na ñaari journalistes yu ma jëkkoon posé question yi tontuwuma ci. su ma ci tontuwaatul woon fii tey sa émission bi nit ñi dañuy xaw a jaaxle mais dama nekk ci ay stature d'homme d'État de responsable xam nga bu fekkee ne dañoo dem conseil des ministres. président de la république jël décision ñu liir ko def ko communiqué bi wax askan bi ne nommé nañ la yow fa nga toog sa biir kër dafa am lu lay tax a bouger la lay tax a bouger mooy nga jot sa décret de nomination nga dem conseil bi installé la. nga soog a am prérogative pour di def j'avais préparé pour dire. kon loolu yëpp dara amu ci ba léegi dafa nànk rek. kon nomination bi ci annonce la yem noonu rek xam nga décret bi signé nañ ko. mais jotaguloo ko. secrétaire général bi wax na ak man directeur bi wax na ak man tey ci suba rek jot na maa toog directeur bi mais le conseil ci boppam am na yu ma signé tey ci suba mais le conseil ci boppam dafa war a toog pour installer ma toog nag nekk le président du conseil d'administration avec d'autres membres de ce conseil là bu boobaa nag la ñuy soog a commencé di jël fonction di commencé di doxal loolu nag amagul mbir moo gis dafa am procédure am étape am timing noonu lay doxee loolu nag Pape ci lii mbiru PCA bi ci boppam moom loolu laa la ci mën a tontu. d'accord duma ci soreeti kon fi mu nekk nii jëluloo fonction amaguloo bureau demaguloo ci def signé naa tey document yu ma war a signer pour permettre au conseil ñu war a def li ñu war a def pour ñëw installer ma. d'accord directeur bi moom laa ko signé. d'accord léegi nag leneen la ca des nag moom xippil sa bët. waaw te xool fañ ma yóbbu nga xool bu mu demee ba installé ma nga xool foofu ba xam dana dox ou bien du dox. d'accord waaw loolu bi nga koy wax sama xel dafa dem ci slogan fast track man foogoon naa affaire war na gën a gaaw noonu kon yéex na de ah. man xaw ma ay fast track non yéex na laa wax kon. monsieur le ministre nga assumé ko non je vous en prie rek baal ma. xoolal fast track. waaw yow la war a jaaxal yow la war a yëngal fast track du concept bu bees bu génn en 2019 man ba may liggéey ay 1979 1980 1992 ci suñu bréviaire gestion suñu entreprise fast track daf ca bokkoon comme élément de gestion maîtrise de dossier et rapidité d'exécution kon du lu bees. Sénégal nag moom dañuy dox monsieur le ministre yow li nga may yow fu ngeen toll ngeen wax fast track parce que yow mii Sénégal dañuy wax benn affaire ngeen defee ni mi ngi soog a juddu dañ koy soog a créer du lu bees façon gestion la rapidité d'exécution maîtrise des dossiers ak affaire yooyu ca ku nekk secteur boo dekk war nga ko fa def kon te bu ñu nemee rapidité bi maîtrise bi ndax gis nga ko yow personnellement ci sa nomination ndax gis nga ko ci gis naa ko parce que Assemblée nationale wote ne loi bi dem na ñu promulgué ñu toog président de la République nommé un directeur nommé un président de conseil d'administration nommé ay conseillers qui viennent de différents démembrements ñooñu war a toog pour toog nag léegi statuer commencer di liggéey loolu du ngeen ko def loolu du ngeen leen jàngal nañ koy defee du montre du leneen maîtrise de dossier la et puis ak itam nga remplir mission bi. d'accord dama dégg kenn ku bokk ci mouvance présidentielle bi muy Youssou Touré mu jàpp ni da nga symboliser yow mal gouvernance mu tudd Modou Diagne Fada ndax dégg nga kàddu yooyu nga xam ne yëkkati na ko. tu sais damay profité waaw damay profité ci question bi rek. moom du ma ko tontu mais dama ciy profité pour wax leen pour wax leen xam nga damay profité affaire pour wax ñenn nit ñi que président Macky Sall dafa may prérogative moom la constitution may muy nommer nit ak di wàcc nit ñun ñoo ko may ci suñu constitution. ok léegi prérogative yooyu muy def képp koo xam ne am nga loola ca naqadi demal nga wax ak moom mais waroo fekk mu ni nommé na tey jii Pape Ngagne ou bien wàcce naa Pape Ngagne ngay xulool Pape Ngagne mbaa ngay attaqué Pape Ngagne benn loolu du jar seetle beneen bi may ci dolli pour ñeneen ñi mel ni moom ca nekk ci wetu président Macky Sall ma profité ci pour régler définitivement benn question xam nga da ngeen di wax naan 2012 ñoo ngi àndoon ak président Abdoulaye Wade waaw c'est vrai mais 2019 ku ñu àndal xam man toog naa 2012 ba 2019 su ma dikkee ci réunion Benno Bokk Yaakaar du ma wax laajuma poste ñu bëgguma dugal ci ay poste man jox ma responsabilité ma décliné ko
loolu kañ la bi ma nekkee 2012 2014 c'est pas la première fois que le président Macky Sall di ma proposer dara xam nga lu taxoon ma décliné ko xam nga bi ma nekkee ci Abdoulaye Wade. combien de postes defal da nga doon xeeb postes yi wala. déglul bul ko wax xeeb. non damay poste yoo delloo ko il faut ma laaj. naa la ne delloo ma ko da ngay déglu ma wax leen li tax. xam nga émission bu neexee. doo ma waxal lu ma wax parce que man fii loo fi wax ci waxuma ko xam nga dama koy dindi. man la neex ma wax la ko xam nga naa fee toog ba jóge fi. mais boo ma ko waxee tamit foo ñu taxaw ci. parce que boo ma nee président jox na la ay poste nga delloo ko bëgg naa xam yan xeetu poste la bul ma jiitu waxal ma ci lu ma waxul. parce que da nga ne dama ko xeeb. xam nga kooku kon yaa ngi wax sama place. am nga dama la laaj ndax da nga ko xeeb déedéet da nga ne da nga non am na point d'interrogation itam ndax amul léegi dama bëgg daal yow daal del poser sa question mais bul ma tontu ok on va continuer dama ne la 2012 bi ma ñëwee buñ ma proposé poste dama fexe ba jëluma ko xam nga lu tax xam nga waa Benno Bokk Yaakaar dañ ne woon dañuy ànd ensemble xeex ensemble gagnandoo ensemble. gouverner ensemble. man ànduma woon ak ñoom xeex gagnandoo ak ñoom kon sama ngor waruma may ma gouverner ak ñoom. mais biñ ñëwee 2019 ma jël parole ci réunion ma ne gis naa benn regard bu nit ñi daan teg ci man ak gis naa nu ma nit ñi daan xoolee ndax la ma daan toog di défendre Abdoulaye Wade cette fois-ci dañoo nekk ci benn ligne de départ. en 2019 ñii di douter en 2019. waaw am na ñuy douter. am na ñuy bëgg a daw man ma ñëw taxaw man Thierno Lo ak sama mbooloo ak sama parti ak sama coalition ne parmi candidats yi fi nekk kii moo ma woo moo ma doy moom lay jàppale parce que gis naa programme am kon dañoo nekk ci ligne de départ kon xam ngeen 2012 amatul parce que ñoo ngi koy fal ñuy dikk def ci suñu doole def ci suñu alal def ci suñu xam-xam jël suñu coefficient intellectuel ak suñu nit yépp dugg ci biir Sénégal ñëpp di ñu gis. bul ma dog ñëpp di ma gis samay jeunes di dox samay femmes di dox. su may cadre di dox su may personne troisième de âge di dox nga gis ma ci banlieue bi gis ma Touba gis ma Darou Mouhty gis ma biir Sénégal gépp may porter la candidature du président Macky Sall gagné ñu fal ko kon léegi en toute honnêteté su fekkee dañu bëgg ay débat yu sérieux est-ce que ñun bokkuñu ci majorité bi nga xam ne bi la ñoo taxaw en 2019 fal le président Macky Sall est-ce que ña nekkoon 2012 war nañoo toog di def reproche ñi taxawandoo ñoom ci ligne de départ. xeexandoo ba falaat waay ñooñu war nañoo taxaw parce que li tax ñu taxawul war a taxaw laa lay wax. ñooñu ba nga xamee ni yow en 2012 gëmuloo président Macky Sall lañ ko gëm ci lañ ànd ak ñoom ci lañu rey seen bopp booy rey 2019 ñu redoubler waat d'effort àndaat ak moom. man ñooñu bañ ko defee bañ demee premier tour maa leen écrasé te dëkk ba ma nekkoon baaturuñu ma. te bu ñu toogaatoon 2012 bàyyi leen ñoom dong mënuñoo fal président Macky Sall parce que xamul tax boo gañee réew di dem ñi nga ne loolu ñëpp am espoir ku ci nekk yaakaar ne tey laay nekk ministre ku ci nekk yaakaar ne tey laay nekk directeur ñëpp di laaj ca état mënul employé yi ñëpp te boo nekkee président de la république mënoo fal ñëpp xam nga lan ngay def sa majorité day commencé di effrité wu. ay mécontents commencé di bàyyeeku la preuve le président Macky Sall ñi ko faloon Benno Bokk Yaakaar. yow gis nga ñii ci dem. te nit ñi bu ñuy dem toujours ñi ngi wàññi bu fekkee nag yow ñii ñi dañuy wàññi ñeneen ñi di mer soo amul lu ñëw pour dolli sa mbooloo mënoo falu deuxième tour nga jëm. gis nga ñii di toog di wax seen wax yu bari yii gis nga ñun ñii bu ñu fi bàyyi woon président Macky Sall ak suñu coefficient intellectuel ak suñu mbooloo ak suñuy pexe dem àndee keneen carte gi dana demee neneen moom ci boppam nag moom moo xam ñëpp xam Sénégal mu jóg enjambé li ñu ko faloon daal ne damay def la grande majorité présidentielle. D'accord. Le président Macky Sall est très intelligent. waaw xam ne li tax mu def ko conserver fauteuil moom xam na léegi monsieur le ministre dama la wax tudd la Youssou Touré nga ni ma doo ko tontu pourquoi nga ni doo ko tontu. du ma tontu pourquoi c'est-à-dire non c'est-à-dire non xam nga waxu ko ci mbedd. daf ko wax ci rajo ñëpp di ko dégg non attends monsieur le ministre. boobu dama la bàyyi nga sori ci parce que dama la bëgg yëgal wax benn bëgg af wax bu gàtt dama dul nit kuy xuloo. non kenn xuloo déglul ak di tontu xam nga bu ñu waxee mal gouvernance moom mu symboliser ko tudd sa tur mais war nga ma jox ay argument yoo xam ne li mu wax mais leneen la loolu dooma ni du ma ko tontu bëgg ko ignorer comme ça non baal naa ko ancien ministre la baal naa ko non xam nga aussi du ma la agressé baal naa ko non ko wat agression nga ko jàppee baal naa ko yaa ne ma fii la ko wax est-ce que daf laa baalu lu mën dox est-ce que daf laa baalu waaw man maa toog sa émission non dama ne est-ce que daf laa baalu maa toog sa émission ne yow yaa ko fii tudd waaw ne am na lu mu wax publiquement man la moom mi nga tudd ak keneen ku mel ni moom wax ju ñaaw attaqué Thierno Lo baal na leen du leen tontu. d'accord mais man li ma jàpp daal mooy baaluwu la
kon man mënuma nangu baal nga ko baaloo ko parce que moom baaluwu la non non mais man xam nga aussi dama di bañ nga ni baal nga ko parce que moom baaluwu la parce que dégguma fu nga baaloo man li ma baal naa ko mais xanaa ku bala ngay baal kenn da lay baalu waaw ma wax la benn affaire boobu waaw kon yow tontuwuma la ci li ngay laaj waaw tontuwuma la d'accord alors kon xam naa ni am naa ci wax dëgg yàlla mbetteel parce que mbetteel bi dafa ma dépassé parce que dafa mel ni da nga ci amul argument parce que koo xam ne dafa taxaw ci rajo Futurs Médias awma argument ci xaste ak saaga non amul xaste amul saaga daf ni ñun bi ñuy xeex ñii nekkuñu fi woon ñoom lañ jël poste yi jox leen ko lii dafa symboliser mal gouvernance ma ne la na dem wax ko kii fale xam nga dafa am patron boo xam ne bi mooy bind décret di fal na dem wax patron ok alors. déet foofu nga ciy yem. ah mais lan nga bëgg leneen man xam nga nag non déedéet su ma lay laaj nga ni ma kat foofu nga ci nga ni ma non du ma la ci tontu kat man itam. man ma est-ce que yow war naa dem seeti patron bi wër ko de kooku mooy fal. yow fi ne nii bu ma doon fal la keneen bu amee lu ko naqari ku mu war a waxal du man loolu sa biir wax ak ni ngay gëstoo wax war nga ne ah loolu de moom dëgg la wax dëgg yàlla parce que kee mooy fal. mais nga yaakaar ni li mu wax ko moom indirectement. waxuma dara parce que yow mënoo cee wax parce que moom waxu ko. non su ko waxee kay. su waxee ki ko fal kay la wax bu ko waxal lu mu waxut. waaw bu ko waxal lu mu waxut. doo jinne fekk woo dara. li nga xam mooy li nga dégg ci nopp mu wax ko. mani la te lenn nag moom wóor na la wóor téléspectateurs yi ñuy seetaan le président Macky Sall fi mu ne nii gouvernement moom mi ñu fal ginnaaw yàlla suñu borom. ku ci falu moo la tànn ci 14 millions ou 16 millions de Sénégalais yi bind décret jox la kum ci fal nag ca yow mu neexu la demal te moom mooy fal nga wax ko ak moom. d'accord monsieur le ministre yaa ngi dem loolu mooy dëgg d'accord yaa ngi dem loolu mooy dëgg. non mënuma wax loolu mooy dëgg. monsieur le ministre non dama ne yaa ngi dem nag ci société bu bari coow. muy TER bi. coow li wax ji montage financier bi li ci am lenteur bi am ci liggéey bi yaa ngi dem ci société boo xam ni bu am coow la ndax loolu préparé nga ko aussi. man daal xam nga li ma xam. waaw mooy fi nga xam ne bii foofu lañ ma nommé président conseil d'administration fu ma gëm la lu ma xam ne war na am ci réew mi la xam naa ne man sans wàllu bopp ca man la engagé lu baax ci réew mi la te bu soobee yàlla ak yonent bi li ma xamu kus néew. jàng ko ci gestion jàng ko ci management jàng ko ci relever ay défis bu soobee yàlla ak yonent bi danaa ko fa def foofu laa ci mën a yem mu xawma ci leneen nag mënuma ko ci wax parce que tooguguma gëstooguma kayit yi demaguma mais volonté bi moom dinaa ko manifester projet bi ci boppam xam naa ne lu baax ci Sénégal la parce que am na ci yeneen réew am na fépp kon Sénégal war naa am sax lu ëpp loolu. d'accord priorité la ci Sénégal. priorité la. waaw xam nga li ngeen di tuddee priorité encore une fois de plus ma réglé benn jéem a joxe sama xalaat ci benn gis-gis xam nga boo toogee ñu ni def na TER ñu ni TER bi day làmba jaa ko gënoon mbaa route bee ko gënoon mbaa maternité moo ko gënoon réew ay compartiment la ak ay citoyens yoo xam ni ku ci nekk yaa nga nekk ci benn compartiment. ak ay priorité aussi. ki nekk lépp priorité la Sénégal lépp priorité la parce que ki nekk mbër di ko dundee. soxla na arène bu mu bëree ki nga xam ne bi la football lay def bëgg cee dund soxla na fu mu footballee kii nga xam ne baykat la soxla na fu ñu ko maîtriser la ndox jox ko mu liggéey te pourtant baykat boobu ak mbër mi ak kii yëpp ay citoyen loon ci biir suñu cadrage amul ku ci gën a yay moroomam ku ci nekk la nga nekk état bi war na la fa dimbali ba pare état bi bu paree ci loolu war naa defar ay yoon war naa defar santé war naa defar leneen kon bu fekkee ne fekk na mu tàmbali foofu yëpp gis ne lii war na koo def daf ko war a def donc bu leen di wax yooyu di wax naan way milliards yi ñu def fii waroon nañu ko def fee Sénégal tout est à faire. waaw monsieur le ministre boo waxee ci wàllu santé ndax mën nga ko yemale priorité ak transport wala ak leneen ak leneen. mais wàllu santé gis nga li ci président di def. mais gis nga li mu ci deful itam mais gis nga li mu ci deful. gis nga li mu ci deful ba benn bateau moo ñëw pour mën a faj nit ñi. non dama ni ndax gis nga li mu ci deful. ba benn bateau moo ñëw pour mécénat pour mën a faj nit ñi. pare nga waaw. président Macky Sall mënul matal ca matalul. ok. tàmbali na def na fu ne mais li manqué bare na fi ñu laalu te war koo laal bare na mais réew mi ku wax sa aqulaay taala soo jëlee agriculture xam nga ni def na ca nga jël santé xam nga ni def na fa nga jël éducation nga xam ni def na fa nga ñuul ci transport équipement infrastructure def na fa
fibre def na fa te sociale ñëpp a ngi yëngu-yëngal mu defal yëpp def na fa te lépp a ngi ñëpp a ngi yëngu di yëngal. lépp a yëngu parce que yow yaa ngi gis France yi gilets jaunes yi ñu ngi ci mbedd mi c'est une grande puissance. pourquoi France am gilet jaune da ngaa gis gilet jaune Sénégal pourquoi France am ay SDF. da ngaa gis ay bokkuñu SDF démocratie Sénégal bokkuñu démocratie dama la ne xoolal loolu ku ko fa defoon ku ko fi jéemoon ñu màttel fii déglul bokkuñu nag ay démocratie quoi vraiment non bokkuñu ay démocratie. fii gisoo fi nit ñi di marche non bokkuñu nag ay démocratie monsieur le ministre war nga xam loolu li ñuy marche xam nga dafa am marche ak marche bokkuñu nag ay démocratie xam nga dafa am marche ak marche ngay yemale lu yem nag wax déglul dama lay wax li yem dama lay la France est une grande puissance gilets jaunes yi nekk ci foofu problème de pouvoir d'achat ak seen liggéeyukaay moo tax ñuy wàcc ci mbedd mi wàcc ñu pour des questions politiques dañoo wàcc pour loo xam ni ci économie bi la seen liggéey seen ay retraite seen ay affaire moo tax ñu wàcc ci mbedd mi. comme aar li ñu bokk comme aar li ñu bokk comme aar li ñu bokk mi ngi dem comme aar li ñu bokk dégg nga monsieur le ministre comme aar li ñu bokk dégg li ma la bëgg soo ku la ne aar li ñu bokk warut a wàcc maa la ko wax non non waxuma la loolu c'est-à-dire xam nga aar li ñu bokk mënoo ko symboliser ak politique dama la wax ne warut a wàcc ñoom li ñu la wax non waxuma la waruñu non yaa ma jox exemple lu gilet jaune yi non yow yaa ma wax exemple lu gilet jaune yi seen ay doléances sénégalais lañu waaw am lu leen naqari ñu nekk ci société plurielle ay expression nit ñi dañ ko war a am ñu ne dañuy dem ci place de l'Obélisque wax li ñu naqari bugguma ko tere seen marche tey bugguma ko tere seen marche ëllëg nañ leen jox en toute liberté Sénégal dafa war a weesu de mon point de vue fu ñuy teree marche nañ koy encadrer bàyyi Sénégalais yi ñu exprimer wu librement yow mi président de la République nga assumer en toute liberté mission bi ñu la confier réew mi noonu la war a doxe war ñu fee tere marche war ñu fee brimer nit ñi kooku te moo tax it nit ñaa ngi bàyyi ñuy def le président Macky Sall mi ngi bàyyi marche yi ñu doon yi nga xam ne ñu préfet mi ngi ko doon tere léegi ci yàlla nañ ko continuer ba dootu ñu tere marche Sénégal il faut que les gens marchent il faut que les gens wax li leen naqdi mais yow itam sa prérogative yi la état jox da nga koy assumer en toute responsabilité xam nga da Maison Blanche dañ fay taxaw di fa yendu di fa wax du tere ki nekk ci biir di yor réew mi ko war a yore xam nga li ma la dama la ne xoolal waaw parce que xam nga lu tax citoyenneté dafa bokkul citoyenneté waaw maa la ko wax man xool samay bët wax la ne citoyenneté dafa am lu mu laaj dafa am lu mu laaj xam nga Sénégal ngay gis bu ñu defee élection France xam nga gars yi dañuy nangoo dem toog ci table yi nii génne seen programme yow tey yaa ngi ñuy toog di animateur yàgg a toog ci télévision mais su ma la nee yow wax ma le programme agricole ci benn candidat yi doon xëccoo ak président Macky Sall mënoo ma ko wax su ma la nee wax ma seen programme éducatif mënoo ma ko wax. ku ci ne nag bu ma la ko laajee wax nga ma ko def ku ci ne bu ma la ko laajee wax nga ma sa programme wax dëgg yàlla defal ndànk ku ci ne nag ay la yéwén yow tey fii tey mënoo toog ne le programme éducatif de tel lii la parce que seen programme en grande majorité 90% c'est des critiques moom la ñuy def critique kenn du ko yore réew xam nga li ma la bëgg expliquer ñooñu dañuy toog di débattre te génn ci l'opposition wax naan waaye ñun suñuy idée duñ ko joxe léegi parce que da ngeen koy sàcc xam nga idée bu ma toogee man Thierno Lo man je vais faire la maîtrise de l'eau képp koo xam ne ki reprendre nga ko ñu ne man maa ko moom kon boo émettre une idée boo amee pertinence même buñ ko reprendre yow bénéfice bi yow yaa koy am le fait de se réfugier derrière bu duñu génn suñu idée nga di ko sàcc c'est un manque de programme war nañ ci rompre beneen bi ci dolleeku mooy xam nga man si dañuy def campagne di def campagne ba yàlla suñu borom ne kii moo gagné xam lu nit ñi war a def ñi nga xam ne amoon nañ seen programme mën noonoo ñëw ne ko waaye sa jàmbar gagné nga léegi comme nee na moom def na ouverture mi ngi woon nit ñi li waroon mooy nga ñëw na ko ok yow yaa def na tu fais appel à tout le monde j'ai un programme sur l'éducation je le mets sur la table qu'est-ce que tu en penses est-ce que mën nañoo bokk nga intégré ko ci li ngay def ñun ñaan ñu àndandoo pour liggéeyal Sénégal nekk ñu askan wi changé mais doo dikk ne dem naa moom élection jeex na fii laay toog di xëpp suuf di ko gojj xam nga koo koy def le peuple sénégalais réew mi nga koy def yooyu lañ war a rompre soo yoree programme mais dikkal ne waaj sa waaji ne la ubbeeku naa mais man damay ñëw ne ko mais sama waay ok man sur l'éducation voilà mon programme dafa mel ni da nga fàtte forme bi Macky Sall opposé woo de da nga fa mel ni da nga ko fàtte bi ma opposé woo ak yéen ma xoolal dama la bëgg da nga ko fàtte dama la bëgg expliquer waaw man du temps où j'étais avec le président Abdoulaye Wade waaw xam nga gars yi dañoo parce que leçon de morale bi dafa mel ni da nga fàtte bi mu leen defee face gis nga principe yi ma lay décliner nii moom la daan décliner bi ma nekkee ak président Abdoulaye Wade
nga xam ne mayu leen dara. kaay ma ñun soxlawuñu lu ko président Macky Sall doon ñu may ou bien keneen di ñu may. On était avec un homme moom programme ñu gëm ko di ko défendre tey jii itam même conviction boobu la am ak président Macky Sall ànd naa ak moom mu am programme ma gëm ko di ko défendre amul ku mu ci mën a ébranler c'est des choix qui sont des choix personnels et de groupe. personnel mooy man de groupe mooy nit ñi ma àndal dañuy raisonner di def ay choix te personne ne peut influencer nos décisions. Parce que nous sommes des responsables. du ñun kenn du ñu ébranler suñu prise de décision. du ñu trembler ragaluñu aussi. pour exprimer suñu ay point de vue. ok booyee boo ngay saaga di xasse nous on élève le débat. poser des débats d'idées dem ci li ñu jàpp. et c'est ça notre responsabilité. xam nga kon donc bu ñu paree opposition candidature dañu war a toog nag il y a un temps pour faire de la politique il y a un temps pour faire de l'économie et du développement. mais di def politique 24 heures sur 24 non stop. loolu ci taar yi ñu war a dindi Sénégal la. boo paree ñu gagné l'élection demal nga jéem a dugg ci biir dëkk bi conscientiser nit ñi defe leneen te ki ñu jox réew mi. nga bàyyi ko mu liggéey ca bu la woowee. ci luy njëriñu réew mi. nga war a dem pour jàppale ko su fekkee ne li ngay wax gëm ko. monsieur le ministre waaw mais sa ànd ak moom yaakaar naa 2024 lay yem président Sall. yaa yàlla. non dama d'accord duma yàlla kon da nga pare pour accompagner ko ci troisième mandat. yaa ko wax ku la wax ne troisième mandat da ko am da ko mën a am. non monsieur le ministre. da la ko wax. non monsieur le ministre. waaw président mais bul ma jaaxal pourquoi mooy. su ma la nee 2024 la yem li nga ma waroon tontu mooy fa lay yem parce que fa lay mandaam di yem. man duma la tontu loolu. yow yaa ni ma. mais boo ma nee yaay yàlla mooy sous-entendre nga ni leneen lu mu bëgg nga ànd ko moom. bul defe ni yaa ñu gën a dégg wolof da nga ne 2024 da ngay ànd ak moom. non waxuma la loolu. ma ne la président Macky Sall dama ni ndax seen ànd 2024 la yem nga ne ma ndax yaay yàlla. waaw man la yaay yàlla waaw. waaw maa la wax. man dama jàpp ni 2024 la war a yem péremptoire ne fa la yem. ku la wax ne dana àgg 2024. yaay yàlla. pourquoi ngay bëgg ma yóbbu 2024 est-ce que xam man danaa fekk 2024 ou pas. yàlla suñu borom. monsieur le ministre nañu wax ci lu rationnel yii nga may dugal bu ma ci dugal bu ma dugal ci lii nga ma bëgg li ma la laaj politique la ñuy wax non monsieur le ministre politique la ñuy wax bu ma dugal ci ay dinaa fekkee ko du ma ko fekkee non tey na ngay dugg ci li rationnel nag non bul dugg ci li nga may bëgg a wax ni monsieur le ministre dama ni man ma wax la suñu borom wax la ay dogalu suñu borom ngay wax irrationnel ma di wax ma lu rationnel monsieur le ministre yàlla mën na jël sama bakkan man suba monsieur le ministre mbaa gannaaw suba monsieur le ministre parce que boo koy jël te bu koy jël du ma tàggu ñu wax ci politique bu ñu wax ci waaraate nañu wax ci politique lii waaraate la ay yàlla mën na jël sama bakkan mën na en tout cas ñi lay seetaan xam nañ du waaraate man 2024 xamul lu fay xew monsieur le ministre pourquoi bëgguloo assumer li nga xam ne dañ ci anticiper ci 2024 mais parce que da ngeen di fonto xam nga li tax li ngeen di fonto ñu def constitution wote ko wax ne le président Macky Sall mënut a am ñetti mandat constitution bi wax ko ñu bind ko mu leer man du ngeen ma dugal ci ay interprétation ay trouble yi mën na ruqubee man li ma xam man ci constitution bi nga xam ne man moom laa voté le président Macky Sall mën na def troisième mandat mais du ma fi nekk nag di tergiverser ci ay la queue du diable ou des trucs comme ça là man dama am yu ko gën a ñor man du ma fi nekk di def ay devinette ak di léeb du ma ko def man je considère qu'on a voté une constitution dégguma président Macky Sall ne day def troisième mandat man maa nga xam ne deuxième mandat ci la nekk ci la war a yem ci loolu lay nekk kenn du ma fi léebuloo ak di gëstu ci gannaaw ak affaire yooyu c'est que nag y a des constitutionnalistes yoo xam ne yi ñoom danoo koo jàng gën ma cee xam nga woo leen sa plateau bi nga expliquer leen daf ci ñu wax daf ci am ñu wax ni dafa am droit ci beneen mandat parce que mandat bu njëkk bi 7 ans la te ñaari mandat yi 5 ans la war a nekk. loolu moo tax ma lay laaj loolu. loolu seen droit la en tant que sénégalais peut-être que seen xam-xam ak seenum njàng loolu la leen jox mais man sama xam-xamam sama njàng fi mu yem man damay président Macky Sall je considère que ne ñaari mandat la war a am fi ne ni mi ngi ci dernier mandat te man bi ma doon dem campagne pour moom xam nga lu ma doon wax. c'est le meilleur candidat parce que am na programme am na il a réalisé il a un bilan am na programme te bu ngeen ko falaatee mooy nekk le seul candidat président boo xam ne bi dana libéré wu de toute pression d'opinion de toute pression de groupe dootuñu ko teg dara parce que pression dootu ko am parce que mi ngi def mandaam bu mujj. kon 5 ans yii mën na cee liggéey lu ëpp juróom-ñaari at yi parce que day am liberté de mouvement et de choix adossé wu ci peuple am jël ay compétences yi réew mi am mu dem ci dëkk dana def ci 5 ans yi lu ëpp li muy def ci juróom-ñaari at yi. c'est ma conviction profonde. et mooy conviction parti bi ma àndal cadre ya fa nekk jigéen ña fa nekk ak xale ya fa nekk lii la ñu théoriser conceptualiser ko ba tax ñu battre campagne au nom de ces principes là. d'accord léegi da nga ni dina ko def ci 5 ans yi lu ëpp presque at a ngi dem at bi yëpp ci lan la ñu nekk ci ay dialogue national la ñu nekk ci lan la ñu nekk ci jëlee fi premier ministre la ñu nekk
est-ce que yaakaar nga ni ci li des mën na ci def li nga wax ni yow loo xam ni vraiment dina gën a dana yéeme. xam nga posé nga une très bonne question on est en 2019 2024 monsieur le président Macky Sall mandaam 7 ans bii ngay gis ñu mu génn ko ak li mu réalisé yëpp ci ñetteet la ko def at yu jëkk yëpp ay créé la jàppal bàyyi tëjal tel liggéeyul mi ngi commencé liggéey ci ñetti at yu mujj yi li mu réalisé ci la ko réalisé kon ñeenti at yi nga xam ne bi moom moo ko dese su fekkee ne moom ci boppam te man moom lay waxal ak majorité présidentielle bi ñu nekk dañ war a génn ci coowul kan mooy nekk leader de l'opposition dañ war a génn ci ay problèmes yi PDS dañ war a génn ci ay problèmes yi ay Khalifa Sall génn ci ay problèmes yi wax yi ay Sonko ak Demba Paté xam nga lan moo am man ba ma duggee ci àll bi di battre campagne dama ne woon def na lii bu paree dana def le programme zéro déchet dina ko def. bu paree dana def ay logements sociaux pour nit ñi. dina yokk yoon yi dina jéem a maîtriser ndox mi dina jéem a defal agriculture bi kon jàppale leen ko man Thierno Lo fu may wax ni man dama bëgg mu jublu ci loolu te mi ngi ci mais nañ ko accentuer majorité bépp jublu ci loolu ministres yi commencé dugg ci terrain bi. commencé liggéey traduire lettre de mission bi ñu ko jox opposition bi xas na leen bàyyi ñuy xaste na leen bàyyi ñuy wax te ñun ñu dem liggéey parce que ban demee ci askan bi danoo yoroon programme dig leen ko kon nan ko réaliser fatt suñuy nopp ci xaste ci déglu nag lu baax lu ñu wax nag nan ko déglu jël ko boole ko ci li ñuy def mais bu ñu kenn tardeel ci ay problème man parce que lay xew PDS waa PDS ñoo koy régleel seen bopp intéressé wul Sénégalais yi dans leur grande majorité Khalifa génne nañ ko c'est bien parce que nit boo ko dugalee ci kaso war nga koo mën a génne rafet na parce que am na njaboot na ca dem mais bu génnee na Khalifa di taxawee na muy defee waa parti socialiste yam amaloon problème ak loolu nañ leen ko bàyyee ci concentré wu ci li tax nit ñi fal ñu monsieur le ministre man dama déggul opposition bi xaste man li ma dégg ci ñoom mooy pétrole bi ni ñu ko defee baaxul fer bi ni ñu koy defee dafa baaxul mais ressources minières yooyu. yaa ñeme suñu borom. mais loolu lay dégg ana xaste yi. ma wax loolu xam dégg nga ko yaa am suñu borom. vidéo yi yaa ngi koy gis sàcc la dugal sàcc la dugal déggoo ko. déggagul lu raw li Ablaye Wade dégg. dégg xool bu dee bu daw déggagul lu raw lu fi Ablaye Wade dégg de mais nañ d'accord loolu. Ablaye Wade man li may dégg Ablaye Wade waru ko woon a dégg. moom waru koo dégg. ok parce que politique mën nañ koo def ci cadre yu rafet nga bañ a d'accord ak nit ki. te am na terme yoo xam ne doo ko génnil France da ngay toog gis plateau de télévision yi nit ñi toog di débattre doo dégg benn mot mal placé doo dégg benn manque de respect te pourtant gars yi d'accorduñ ci li ñuy wax c'est ça la bonne démocratie loolu muy auteur républicaine nga respecter institution respecter sa nawle bi ngay jàkkaar lool bañ a d'accord ak moom parce que xam nga le dialogue quand on dit dialogue mais c'est pas pour am forcément ay consensus mais au moins ma xam Pape Ngagne mi lan la xalaat ci problème bi. non dama loolu mooy yow yaa wax baatu xaste dégguma xaste man li ma gis. mooy ressources minières yi la ñu bëgg mu jaar ci yoon loolu moo tax. aar li ñu bokk war a taxaw. ba ma la wax sàcc la loo ma tontu da nga ma ne Ablaye Wade di dégg noonu ëpp loolu. kon dégg nga ko mais monsieur le ministre. dégg nga ko bien déggoo monsieur le ministre. dégg nga ko bien déggoo xam nga lu ma bëgg. duñ bouger mètre te tontu. non monsieur le ministre. dégg nga ko bien déggoo nañu tontu. ci interpellation yi ñu leen di def ci ressources minières yi. interpellation yi nit ñi loolu la ñuy wax loolu dama la ne loolu man dama. feeru Falémé bii nañ ci wax mu leer. déglul ressources minières yi réew président bi daf leen cee tontu gouvernement bi tontu leen ci majorité bi tontu leen ci man mii di wax ak yow ma def ci conférence. waruñu leen ci woon a tontu nag dañ leen ko waroon a leeral. yow tontu sax waru ci woon. soo dikkee. voilà soo dikkee nga wax loo xam ne lii tegoo ko fenn génn woo document yi ñi nga xam ne bi yor nañ document def yëpp duñ la ko leeral. boo dikkee ñu def leen nga dikk di wax ay contrat ñu ne demal nga te site internet yi boo demee contrat yaa ngi demal nga lire ko c'est des intellectuels comme tout le monde nga dem génne contrat yi lire ko boo dikkee loo ci gisee loo xam ne dëgg na nga ñëw fii def ci kanam nit ñi nga wone ko bu fekkee da ngaa wax ne waa ji dafa dem dañ koo jox xaalis demal nga xam compte bancaire yi xam kii ba dikkal ne banque tel fa lañ dugal xaalis bi fii lañ ko jaarale preuve baa ngi nii ma wone duñ ko def bu ne Franck Timis dafa joxe duñu wax fa mu joxe duñu wax ñaata la joxe ak kan la ko joxe ci fànn bu leer duñ ko def Sénégal nag dafa nekk réew moo xam ne bii boo tollee jëm ci élection dinañ wax kay koo fi jàpp ñu ni da nga koo jàpp ndaxte da ngaa ragal Franck Timis kay dinañ wax li mu joxe moom ba wax fi mu ko jaarale sax dinañ koy wax dégg nga ko waaw léegi est-ce que doo ma ko jàngal fii tey man ma xam Franck Timis ñaata la joxe ak comme ko jox non li mu wax ci agriculture xanaa doom déglu ma rek man Franck Timis dégguma ko mu ñepp ci gémmiñam
non dama ni dégguma ko man nag du ma dégg lu nit di inventé di ko wax te tegul ma preuve yi ma koy topp man du ma ko def très sérieusement. non li ñu wax. lu kan wax. non ci reportage yu BBC. mooy ban BBC bala mooy wax loolu Sénégalais yi yéen journaliste Sénégal waxoon nañ ba pare nga génn wuñ benn preuve BBC indi wu fi lu bees encore une fois de plus BBC indi wu fi lu bees BBC lu mu fi wax Mamadou Lamine Diallo Abdoul Mbaye Sonko ak Clédor Sène ak keneen ñu ngi doon toog di ko wax. loolu yéeme na li ngay wax. waay li ma la wax xam nga ñun ñëpp mënuñoo bañ a wax lu amul kon. ñooñu ñëpp mënuñu bañ a wax lu amul. dama expliquer. waaw ñooñu ñëpp kon mënuñu bañ a wax lu amul. bul dévier wax bi da nga ne BBC man la BBC. voilà waxu fi lu bees. te itam sénégalais yi doon wax fii la jël di leen wax loo kon man BBC mënuma émerveiller waxu fi lu bees le problème est que kay ñiy wax ci pétrole bi am nañu droit wax ci. nañu génne seen ay preuves yu leer nañ expliqué ko sénégalais yi gis ko man Thierno mii di waxante yow gisaguma benn preuve bu leer boo xam ne bii mën naa koo wax ca du ma ca dugg kaso parce que du dëgg gisaguma ko. buñ ko waxee du ma ko reprendre parce que wóor na ma ne bu ma ko reprendre buñ ma porté plainte ñu yóbbu ma tribunal juge bi nga xam ne moom yoonam nekku ci day dikk na la Thierno Lo yaa ni diw mii jox nañ ko nangam foo ko teg preuve laa mën a génne comme nag loolu joxuma preuve yooyu buñ ko waxee ñoom man du ma ko reprendre. li ma xam daal mooy nee nañ contrat kii nee na ma boo demee site bi contrat yaa ngi fa dem naa fa gis naa fa contrat yi gis naa aussi taxawal nañu benn structure bu nga xam ne bi mooy saytu yooyu dugal nañ ci société civile dugal fa presse bi yëpp ña nga fa kon lu waay bëgg a gëstu mën nga ko foo gëstu lu waay bëgg a seet mën nga ko fa seet contrat yaa ngi fi ca leneen li ci des xoolal sénégalais yi nañ àndandoo ñun nga ma permettre sax foofu ma fi lu am solo au moment où le président de la République parle du contenu local nga xam ne ñi nga war a ñëw pour génne suñu pétrole génne suñu gaz di ko génne ci suñu ay gox ay infrastructure ci boppam moo fa war a am dina am ay bâtiment yu gars yi dëkk dina am ay dispensaires dina am ay hôpitaux dina am ay hélicoptères yuy dem ak ñëw dina am yu bëri yoo xam ni. xanaa boobu day fekk contrat yi jaar ci yoon aussi déglu ma contrat yi dafay fekk contrat yi jaar ci yoon Sénégal mën ci gis boppam bu baax yow mën nga dimbali Sénégal yi ci tey nga fexe ba ci sa émission yi ngay def nga fexe ba Sénégalais yi commencé di waxtaanee contenu local boobu nga xam ne bi seen terroir la nekk seen richesse la ñuy génne naka la ñuy def ñoom ba mu tegu ci seeni loxo te kenn du ko jël ci ñoom. constitution bi jox na leen ko mais xamul tax mais constitution bi jox na leen ko waaye constitution bu la ko joxee jox na leen ko. xam nga constitution bu la ko joxee ñu voté ko ci référendum. xam nga constitution bu la ko joxee. waaw. te nga war a toog bu ñuy def entreprise bi nga xam ne bi moo war a def supposons terrain de golf yi fii hôpitaux yi ñu fa war a def ak affaire yooyu te yow taxawaloo déjà société yi ngay war a mën a taxawal jël Sénégal yi yom compétence ya fa nekk yi war a mën a taxaw pour que bu ñu toog di def compétition baa ñuy joxe ñu mën laa jox mais nga nekk benn Sénégalais bu toog fii rek di déglu rajo nekk ci Facebook di wax ba nga toog benn jour nga gis ñu commencé di ko tabaxal nga commencé di wax affaire yi yaa ko teg sa bopp beneen bis doo lekku mooy compagnie pétrolière yi nga xam ne ñu ngi ñëw nekk Sangomar di fa liggéey mais bu ñu toogee ñun Sénégalais yi nii ñu diviser ñu ba ñu toog ci plateau yi fii la ñuy toog di mbébétu di xuloo ñu dugal ñu suñu problème mu tarixa dugal ñu problème mu religion di kii ñu ba ñu commencé di xeex ci suñu biir gis nga bu ñu ko attiser ba mu commencé gis nga ñun bu ñuy reyante ñoom ña nga nekk fële di tibb pétrole ba di yóbbu dans tous les pays où tu as vu moom ay conflit est-ce que mas ngaa dégg mais type pétrole bi du yóbbu itam mu nekk ci beneen fànn mën na nekkee feneen. dama lay wax lu am importance pays yi nga dégg ñoom pétrole yépp te ñoom ay guerre ethnique ay guerre tribale ay guerre de religion est-ce que mas ngaa dégg fenn yoon foo xam fi dégg nga ñu ni attaqué dinañu waa Shell ou bien waa Tel ou bien waa BP fañ nekk kenn du leen laal boo déggee xeex ba ca biir dëkk ba lay nekk ñuy taal jàkka ja rey waa mosquée ba rey waa fële fa pétrole ba nekk ñuy tibb di yóbbu kenn du xeex Sénégal nag il faut que dialogue bii ñu tàmbali jubóo bii président Abdoulaye Wade jubóo ak président Macky Sall ñu génn Khalifa Sall bëgg a defaraat xol yi ñu am ay régulateurs yu mag ci biir Sénégal di tarixa yi nga xam ne régulateurs yooyu yuñ jar a entretenir lañu parce que bu ñu joxee mot d'ordre citoyens yi dañ koy reprendre parce que ñoom lañ gën a gëm ci président de la République. Monsieur le ministre. ku am loolu. da nga caa war a jàpp boole sa ay nit boole sa ay compétences ba kenn du taal sa réew kenn du leen fënqale. monsieur le ministre bu ëllëgee ngeen di xeex. pour affaire c'est ça le débat de fond. mais c'est important loolu mooy débat d'accord monsieur le ministre. d'accord nga ni loolu lu baax. monsieur le ministre dafa am leneen loo xam ni da nga ko junj léegi. muy li jëm ci retrouvailles yi. mais ba tey dama lay jël au mot parce que dafa am foo waxee ni lii yàgg na war a am mais dafa am ñu ko doon yàq. waaw.
ma jox la benn exemple bu ndaw man sama wax. maanaam jubóo diggante Macky Sall ak Abdoulaye Wade. xoolal dama cee def émission bind ko am na benn journal boo xam bi démb ci suba rek génne na suma benn interview te itam ma rattaché ko ci leneen mooy l'hypocrisie des Sénégalais de certains Sénégalais Sénégalais yi nekk nañ ay nit yoo xam ni da ngay toog fii. di baax daf ci bari ay naafeq. di baax da cee bari. y a beaucoup d'hypocrisie dans ce pays là da ngay nekk fii di baax di liggéey di def ay sacrifices au lieu ñu jël ci bi ngay dund ñu sublimer la pour que xale yi kat gis nañ ne yow la nation yëkkati nañ la ndax lu baax li nga doon def ñu sublimer la pour nit ñi mën a copier ci yow duñ la faale duñ la toppatoo bis bu yàlla defee ba nga dee bañ nekk devant l'hôpital principal ci morgue ba te la ñuy toog ku si nekk di ŋàppee ko oui patriote la woon homme d'état la woon nitu dëgg la woon. lan nga bëgg a wax foofu lan nga bëgg a wax dama la wax ne la booy dund di def lu baax duñ la sublimer. mais la am na loo bëgg a wax ci loolu ci question bi mu la posé. lan nga ci bëgg a wax fa laa jëm xam nga lu tax xam nga bi président Macky Sall àndee ak président Abdoulaye Wade sëñ Mountakha def loo xam ne lii tàmbalewu ko ci Massalikul Jinaan bu yàgg la ko tàmbali woon. di wax ne ko bàyyil Karim Wade bàyyil Khalifa Sall sëñ Abdou Aziz ñoom di ko wax xalif généraux yëpp di ko wax président Macky Sall ne leen justice def na li muy def heure bu jeexalee ma def samay prérogative pour génne leen kon la xew Massalikul Jinaan tàmbaleewul foofu mais rafet na trop. te dafa am lu ñu ci war a tiire bañ ko defee président Macky Sall ak président Abdoulaye Wade yëkkati seen loxo mais da ngaa dégg ñëpp àndandoo. loolu dafa am fu mu tàmbalee yëkkati loxo bi dafa am fu mu tàmbalee wala foofu la. dama lay expliquer. waaw seetal fa mu tàmbalee yëpp ba mu accès nañ xool finalité bi rek li ma bëgg wax ci finalité bi la mooy bi président Macky Sall yëkkatee loxoom wan nit ñi ak président Abdoulaye ñoom ñam ñu wane ne ñun ko tey jii jubóo nañ ci kanam sëñ bi ak ci biir jumaa ji mais gars yi yëpp dañoo tàmbali waaw ñëpp di rafetlu di ko rafetlu ma ne su fekkoon ne yéen ñii ñëpp di wax ba problème bi tàmbalee te ngeen doon di ko jéem a fay ca départ ba ku ci nekk di ci wax lu baax di ci dox lu baax kon lii doon agsi fii ci biir Massalikul Jinaan pour ngeen di ko fa régler. mais dafa am ci wetu yow lan nga ci defoon. doo déglu yow da nga laajte doo déglu. waaw mais lan nga ci defoon dafa am ci wetu président Macky Sall ak ci wetu président Abdoulaye Wade ñoo xam ni mosu ñoo bëgg jubóo bi am parce que seen intérêt personnel la ñuy sàmm. booy sàmm seen intérêt personnel di wax ne. ah bon oui maa ko répété fii kay yow amplifier sa affaire yi ci ñaari côté yëpp. boo ma dégloo doo ma ba dégloo danaa la wax li tax. ok ci wetu président Macky Sall ak ci wetu président Abdoulaye Wade bu jëkkoon sax mooy gars yi nekk ci wetu président ñenn ñi waxuma ñëpp de am na ñoo xam ne ñii dañoo defe ne bu Pape Ngagne mii ou bien président Abdoulaye Wade mii bu juboo ak président Macky Sall ñuy dema ba war a àndandoo pour liggéey Sénégal man sama poste danaa ko perte ñooñu gëmuñu seen bopp bëgguñu président Macky Sall bëgguñu réew mi seen bopp kese moo leen fa tax a nekk. ci wetu président Abdoulaye Wade mais am na ñoo xam ne ña nga fa nekk Karim Wade la ñuy déglu su leen Karim ne jàpp leen ñu jàpp bu leen ne bu leen jàpp duñ jàpp. yaa ngi def ay accusations am nga ci lu la leer ci li nga wax ma nekk dans le système xam système bi. nekk dans le système xam système bi. Karim la ñuy déglu bi Karim di tax oui les karimistes. ah non les karimistes nga wax mais les karimistes nga wax non les karimistes nga wax. waaw mais xam nga yaa ngi non xam nga yaa ngi doog a précis. waaw yaa ngi doog a précis. lu ma la wax man boo waxee loolu pour man. dama leen am ñoo xam ne bu Karim la ñuy déglu les gars de la génération de concret sont dans le comité directeur du PDS. foofu laa nekkoon ànd ak Abdoulaye Wade ñuy liggéey ak moom bi mu jeexalee dem ma jël sama responsabilité parce que man du ma ànd ak yow liggéeyal la jàppale la def la ba nga jeexal nga ne ma kaay fii ngay jaar toppal fii kenn du ma toppaloo. maay toog ka ma neex ma topp ko. damay la topp nga keneen toppoo kële mais topp nga keneen. waaye déglul dama la ne maa ko tànnal sama bopp toppoo Karim Wade mais topp nga Macky Sall. dama ne maa ko tànnal sama bopp. du ma topp bàyyi ba mu jeex man ma kaay sama doom donn la defuma ko tey defuma ko ëllëg mënoo ma koo defloo te kenn ñëwu moo ko wax sax man kenn mësuma koo wax kenn ñemewu ma koo wax. kon kay bul tudd dama lay wax mais damay boo nee kenn mësula ko wax ba pare nga ni non du ma ko nangu du ma ko def parce que débat nga def ma lay defal débat bu ëppan ok pour te dire que ni yi ngay def yaakaar ne ay sens interdit la man awma sens interdit. d'accord dama am sama liberté de parole. ok ngay poser question ma lay tontu ni ma neexee. ok am na yoo xam ne yow taxoo ma di ko wax téléspectateurs yii moo tax ma di ko wax. parce que am na ñoo xam ne ñu ngi ruumandaat loolu. ma di leen di tontu émission bi dama koy def ak yow di ci tontu samay compte di ci régler samay compte poser nag lu mu la neex. ok man damay wax. dama la ne am na ñoo xam ne ñii bëgguñu ko woon ci wetu président Abdoulaye Wade am na ñoo xam ne bëgguñu ko woon ci président Macky Sall mais ñaar ñi nga xam ne bi le ñoom la concerné ak kilifa gi leen ko ñaan bañ ko bëggee def nañ ko. ca itam Sénégalais bu nekk war nga cee jàpp pour que mu jëm kanam
parce que stabilité réew mi ak itam bu fekkoon Sénégal dañ ko doon coté en bourse. jour boobu ñu juboo yëkkati seen loxo bu fekkoon ne coté woon nañ ko bourse nga gis valeur boursière bi ni muy grimpé stabilité la ca li tax ma lay wax ne la ñëpp ci war a jàpp. te gars yi il faut ñu def attention mën nañoo bañ a juboo mais il y a des fois yoo xam ni c'est l'intérêt général du pays qui doit nous intéresser. mais monsieur le ministre mën naa xam lan la ci Sénégal gagné. waaw ma wax la ko ba valeur boursière bi war a mën a. lan la ci Sénégal gagné. ci par exemple Macky Sall ak Abdoulaye Wade mën a yëkkati loxo. boo dégloo ma wax la ko waaw. xam nga Pape investisseur buy dem ci zone day def ce qu'on appelle l'enquête de sûreté. loolu dëgg la. seet ba xam est-ce que réew mi ngi jëm ci élection. waaw est-ce que réew mi am na problème mu tarixa yu juboowul. est-ce que réew mi dana mën a am guerre dans 1 an ou dans 2 ans boo xoolee sous-région bi ñu nekk. oasis bi zone de paix bi ëpp bi nga xam ne bi la moo symboliser jàmm c'est le Sénégal. parce que boo xoolee réew yu ko wër bii réew am na kuy bëgg a modifier constitution bi pour présenter waat élection présidentielle. bii réew am na ñu àndoon tas nañu ñu ngay bëgg a dem ci élection. te am na lu fa xewoon. bii réew. jaadis yi yàq nañ ko nekkatul réew. beneen ba nekk ci wet yi jaadis yi yàq nañ ko nekkatul réew. kon investisseur biy dugal xaalisam nga xam da koy dugal ci ay durée de 10 ans 25 ans ak ci immédiat bi fan la ko war a mën a def te ñëpp di war a daw. jëm si loolu joxe loxo bi da ko réglé. déglul joxe loxo bi xam nga joxante loxo bi dafa réglé li ngay wax. xam nga joxante loxo bi lu tax mu réglé. waaw le président Abdoulaye Wade dafa am lu mu symboliser. au-delà du Sénégal ak au-delà de l'Afrique. Le président Macky Sall wone benn grandeur comme quoi il est le président de tous les Sénégalais war a toppatoo seen i bien ak seen i sécurité ak seen problème mu sécurité personnelle. war a fexe ba réew mi am jàmm mu poser le dialogue ñëw jubóo koo xam ni kii xoolal nga bëgg ko nga bañ ko l'histoire politique du Sénégal daf ko marqué définitivement te tant qu'il le voudra mën na créer ay soubresauts ci biir réew mi. D'accord. nga war koo jox respect sublimer ko nga ànd moom itam mën na nga xam ne kat. am na lu ma naqari woon war na maa mën a toog kii sama doom la war naa koo def pour intérêt Sénégal war naa koo def pour sëriñ bi ma ko laaj nga nangu yëkkati sa loxo def ko nii nangu mu déposer la sa kër kooku Sénégal daf ci gagné parce que ba mu demee ba léegi waa PDS boo leen déggee jàmm la ñuy wax waa APR boo leen déggee jàmm la ñuy wax même la gauche qui critiquait le président Abdoulaye Wade a salué cette mesure ñi àndoon nag Abdoulaye Wade te mu génnewoon leen ci gouvernement am te ñëw ànd ak président Macky Sall ñoom ñëpp bi ma leen liiree ku ci nekk da ngaa saluer affaire boobu donc c'est un consensus. mais yow bu ko ñëpp saluer kon ñan nga wax ni ñoo ko bëgguloon. boo nee ñëpp saluer nañ ko mais kon ñan ñoo ko bëgguloon. da nga déglul bëgg a yàq lu rafet li fi ni nii yow moo tax ngay wax lii dama la wax ci biir na am na ñoo xam ne ñii d'accord wuñ ci woon départ d'accord wuñ ci léegi te léegi ñu départ ci man la bax mbir mi soogay xew taxawaay bii ñu taxaw ginnaaw Masaalikul Jinaan bu fekkoon taxawaayoon nañ ko waa Macky Sall taxaw ci wetu président Macky Sall di ko defar digganteem ak président Abdoulaye Wade te duñ fa génne luy yàq waa président Abdoulaye Wade def ko dama leen bu booba bu ñu ko defoon kon juboo amoon na bu yàgg. ça ne veut pas ça n'a rien à voir avec le fait que ma ne la nañu surfer ci lu bees lii. pour jéem a dem ci kanam pour defar suñu xol yi. monsieur le ñu ministre àndandoo defar Sénégal mënta dem ci ay contradiction waaw d'accord léegi jàppal bayil. monsieur le ministre yéen ñii da ngeen war a. monsieur le ministre parce que fii nii da nga may bëgg a dugal ci lu yàq monsieur le ministre joxante loxo la wala juboo la. xoolal dama lay laaj li nga gis. li ma gis joxante loxo la. wala juboo la xam nga juboo mooy. la ma la jàppaloon ma fàtte ko. la nga ma jàppaloon ma fàtte ko. loolu mooy juboo. loolu la ñu xam ci juboo. ndax yow. ni nga li may wax nii joxante loxo nga gis wala juboo nga gis. xam nga lu ma gis man juboo laa gis xam nga lu tax ma wax la juboo. te après nga wax ma yan acte nga ko mën a firndeel. déglu rek man li ma neex rek laa lay wax déglu ma rek xam nga président Macky Sall. non doo ma wax li la neex nag. non di nga ma wax ci li ma lay laaj aussi. monsieur li ngeen laaj bu ma neexee wax li ma lay neex laaj ci tontu. dama la ni président Macky Sall xam nga Sénégal yi dañ ko fal. jox ko prérogative jox ko une force publique. jox ko seen confiance mu taxaw assumer ko pleinement. ne man may président de la République du Sénégal président de tous les Sénégalais. ñu def ko pression def ko lu nekk mu toog tenir def na li mu war a def. dëgg la président bu mat sëkk appuyé wu adossé wu sur les forces publiques. adossé wu ci li ko constitution may. dégg nga donc li mu def dafa am droit def ko mu def ko président Wade moom itam dafa taxawoon ci benn fànn bu mu toog. di défendre doomam di défendre boppam parce que nee na dañ koo agressé. am na ci droit parce que loolu kenn waru ko na laal moom. lañ def doomam nag problème mu justice la man xawuma ko ñoo ko war a toppatoo mais toujours est-il que loolu lu ko naqari woon la. léegi ba mu demee ba nangu sëñ bi woo ko muy taalibe murit Macky Sall ne taalibe murit la
moom itam ñooy ñaari taalibe murit sëñ bi woo leen ñaan leen ne leen juboo ñoom ñu nangu may ko loolu dama defe ne te ku ci nekk amoon nga droit te tàmbaliwul foofu de ñoom seen juboo bii nii tàmbaliwul foofu de. monsieur le ministre nit ñi ñu ngi laaj bi dégg nga ko pourquoi mënoo ma ci tontu. parce que li ma la laaj dafa leer juboo laa la wax juboo la parce que dañ ko yàgg a togg ba mu ñor ñu soog koo indi Masaalikul Jinaan foofu du poignée de main boobu du tàmbaliwul foofu de. buñ ko yàggee togg day nuru baara yëgoo buñ ko yàggee togg day nuru baara yëgoo. bu la ne yàgg a togg mooy ça veut dire que diggante bi dafa am ñu ko doon defar ñu ciy waxtaan pour juboo am nga bëgg fii ni baara yëgoo yow la engagé parce que yow yaa xam lañ fa wax lu nekk. non mais monsieur le ministre yow yaa ma wax dama la ne dañ ko yàgg a togg mooy ça veut dire que juboo buy am bu juboo buy am mais dafa am ay waxtaan yu am ay nit yu ay émissaires yu dox ñuy rafetal ñuy dindi ba gis ne fii kat mën nañoo toog léegi pour symboliser ko loolu laa la wax ne moom lañ symboliser Masaalikul Jinaan président Abdoulaye Wade ay nit yàgg nañ ko seeti këram di ko wax ak moom président Macky Sall am na ñu ko wër di wax ak moom ay kilifa di ci wax ay nit yu nekk bitim réew di ci wax ku nekk di ci wax kii ñu naan ko sa baay la war nga koo jox cër kii ñu naan ko sa doom la war ngeen a juboo war nga koo yiir ku ci nekk di dem ba ku ci nekk nga def sa xol ba ñu taxaw mais kooku ñëpp ci war a kontaan kenn waru fee nekk di war a génne sax ay affaires yu ndawaan yu ko war a yàq li nit ñi def ñëpp dañu war a pousse dans un même sens ñu continuer defar Sénégal. président Abdoulaye Wade ñëw ñu jël expérience am. kii nga xam ne bi moom lañ dox mission muy président la ñu bàyyi ko mu liggéey. monsieur le ministre wax nga ma li ci Sénégal gagné wax ma li ci Sénégal di perte xanaa du ñu dem nag ba dañu naan ki nga xam ne dafa ameloon réew mi xaalis nañu ko bàyyi na ñëwaat nañu fàtte lii nañu def lii après lu ci mënoon nekk lu toll ci ay milliards ñu mën ko. est-ce que ci dynamique boobu la ñu jëm yaa ngi dugal de façon intelligente pour affaire Karim Wade est-ce que xaalis bi mu yor dañ ko war a baal ou bien est-ce que dañoo war a def ay amnistie ay affaires yooyu xam nga. sa opinion mën nga koo émettre keneen mën na jëm opinion man xawma président Macky Sall est-ce que dana ko amnistier est-ce que du ko def xawma est-ce que président Bala dana ko ñaan ou bien du ko ñaan mais man Thierno Lo man maa moom sama bopp maay waxal sama bopp président Macky Sall waxuma mais maa ne man bu ma sañoon man ñu effacer lépp bal ñëpp juboo ñu liggéey Sénégal ça n'engage que moi. monsieur le ministre. waaw je l'assume. bul ci sax jéem a sonn. bokkoo sama parti. milliards yi Sénégal yi mujj ci nax saay. gis naa fu ñu rey ay. non waxuma non man Sénégal laa waxuma feneen. dama la xool non fii laay wax man. dama la ne yow loolu ngay incarné fi mu nekk nii loolu ngay wax yow. fi laa jëm dama la ne damaa la koy wax samay bët nii xoolal toog ci télé bi di ko wax ay réew toog na fi ñu rey ay bakkan ñu jékki-jékki toog ci benn taabal juboo ko. man Thierno Lo maa la wax ne. nañu fàtte lépp. maa la wax doo bàyyi ma répété ko sama bopp bala nga ko nettali ñu naan peut-être waxu ko déglu ma maa la ne muy Khalifa Sall di Karim Wade di keneen ak keneen booy ba ñu ne nañ dem de 2010 ba 2019 effacé nañ lépp nañ déparaat maa ko wax ku ne na am opinion maa ko wax assumé ko en tant qu'homme politique man maa ko wax man suba bind ko wax ko fu ne maa ko wax man Thierno Lo maa ne bu ma sañoon ñu tàmbali 2010 ba 2019 mbaa 2020 sax nañ wax fii wala 2019 lañ nekk sax. am na si fee yëpp. waaye fee yëpp Sénégal juboo ñëpp àndandoo liggéey. xam nga kon ñi xas système bi am nañu dëgg. mais seen affaire ñi nga xam ni vraiment ay anti système lañu. man système bi lii mooy système boo xam ni pour yow. mooy système bu mën a jëmale kanam gina Sénégal. xam nga déjà tu abordes mal le problème je suis pas le système. non je suis un élément du système. dafa nag boo nee système bi dafa am. système bi mooy voilà yéen vous les yéen politique yi lii la nañ def lii. yaa ngi tooñ après beneen yoon keneen mën na ñëw taxaw ni bon ci amnistie lay mujj. yaa ngi tooñ de parce que am na politique yoo xam ne d'accord wuñ ci li may wax fii ci table bii de am na politique yoo xam ni d'accord wuñ ci li may wax te ci fan yi di nga dégg ñu ma ci attaqué seen affaire la loolu lañ gëm. man Thierno Lo dama wax man sama tur man maa ne su ma sañoon ñu amnistier lépp jubale xol yi ñu tàmbali liggéey maa ko wax kooku je ne parle pas au nom de la majorité je suis pas le système je suis un élément du système. waaw mais moo tax ma wax la loolu. waaw demal nag bul ne système bi dafa am ñu ko incarné ak ñuy décider parce que tey bu ñu waree def amnistie bi xoolal ça se passe entre le président de la République et son assemblée nationale je ne suis pas le président yónniwuma du ma porte-parole du ma assemblée nationale. d'accord citoyen la maa la ko répété waat ne la nan amnistie lépp fay yëpp man Thierno Lo maa ko wax. fee yooyu mën nañ ci boole coow Ousmane Sonko ci 94 milliards yi ñuy wax. dama la ne. waaw yëpp tout
dama da nga dégg sama wax ma def distinction. waaw mais man maay position non mais man maa la laaj parce que loolu c'est important mu soulever ko est-ce que loolu fee yooyu mën nañ ci boole coow bii nga xam ne tey moo jib ba moom Ousmane Sonko ak ñi ànd ak moom jàpp ne dañ cee pare pour yóbbu ko ci kaso. est-ce que jàpp nga ni fee yooyu mën nañ ko cee boole. dama la ne man Thierno Lo. waaw dama la ne bu ñu tàmbalee 2010 ba 2019 lépp li fi nekk war a diviser Sénégalais yi war a yóbbu nit kaso ci affaire yi war a taqale askan bi na ko effacer lépp parce que Ousmane Sonko mii ngay wax bu ma sañoon tey ak compétence yi mu am moom ak li mu toog ci biir Sénégal yéene bi mu am mu dikk partagé ko ak président Macky Sall ñu boole ko ci ñi yor réew mi barke Serigne Touba képp ku yor xam-xam ci man ci Sénégal nga xam ne mën ngaa fexe ba défi yi ñuy interpellé ñu toog transcender ko au lieu que ñuy toog di rayante nga ñëw boole ko fertiliser réflexion bi gis naa ko Serigne Touba bu ma sañoon nga ñëw tey pour que ñu defal réew. monsieur le ministre bàyyi li ngay wax nii. dañu nekk ci réew nekk ci démocratie war a am opposition. bu waxee lii ngay wax nii c'est-à-dire dégg naa yàgg naa dégg ngay wax yu mel noonu mais vous passez complètement à côté parce que bu ñu waxee ne bu ma sañoon ñi am xam-xam yépp ñëw am na ñoo xam ne duñ ñëw ba ila yawmil diini dafa am ñoo xam ne ils sont anti système ils sont anti pouvoir mënunoo bëgg pouvoir tey bu opposition ci boppam moo nekk seen deret moom la ñu xam nañ ko ni def opposition bi te it néewuma nañu def un gouvernement d'union nationale ku nekk ci biir gouvernement dama leen nañ am ay consensus pour juboo pour relever les défis ku ci nekk compartiment ba nga xam ne bi la mën nga fa servir sa réew nga servir ko fa parce que mën nga servir sa réew te doo nekk ministre doo nekk député sur le plan de la réflexion tout simplement mën nga fertiliser li président bi def pour que réew mi jëm ci kanam bàyyi leen di jël destin wu nit ñi ngeen wékk ko ci ay ministre wékk ko ci ay député wékk ko ci ay directeur man ba ma nekk ak samay morom te bari nañu avant que may nekk tey jii PCA bi samay note samay bind samay article yàgg naa koo bind pour di joxe sama xalaat ci réew mi ak di ko wax borom réew mi moom nag moo am compétence moom moo am doole soit mu jëf ou bien mu bañ a jëf mais nit ñi indi seen xalaat yu baax indi seen xalaat yu rafet pour que ñu jéem a dem mais newuma bu opposition am Sénégal parce que contre pouvoir. mais soo nee ku am compétence dama ne bu ma sañoon dama Sonko bu ma sañoon. ba tudd ci Ousmane Sonko yaa tudd Sonko ma ne la bu ma sañoon Sonko. xalaat bi mu am ak ambition bi mu am mu ñëw ñu utiliser ay compétences am dolli ko ci affaire bi pour dem mais loolu ma waxal Sonko waxalu ma ko keneen am na ñoo xam ne ñii du ma jaraluñ ma mat di leen jéem a dugal dans un système parce que c'est des antivaleurs. peut-être waay. oui il y a des antivaleurs dans ce pays je les connais c'est des antivaleurs c'est des gens qui n'ont jamais géré quoi que ce soit ñu jël leen di leen jox ay responsabilités parce que président Abdoulaye Wade. te ñu ngi ci opposition bi dama ne président Abdoulaye Wade il na fi loo xam ne moo gënoon graaw ci réew mi. tu es à l'université. Idrissa Seck nga bëgg a wax déglu ma doo déglu li ma bëgg a wax maa ko waxal sama bopp. waaw damay laaj rek. déet waxuma ko wax déglu ma da ngay nekk étudiant. ñu seppi la étudiant nga génn université ñu jox le ministre. un pays ne se fait pas comme ça. un gouvernement on ne le constitue pas. mooy ni ko Ablaye Wade daan defee. dama Ablaye Wade ni mu ko daan defee di wax ne. ku ma neex lay fal sama gouvernement bi déglu dafa wax lu gën a kii gaaw lool mu ne sama gouvernement bi dama fi ni ay nit pour que ñuy jàng c'est pour apprendre. on n'apprend pas dans un gouvernement on peut tirer de l'expérience boo dikki ci biir pratique bi mais on vient dans un gouvernement pour mettre en œuvre. donc ak lu mel noonu gis nga ko ci dernier gouvernement Macky Sall bi gis nga ko ci dernier gouvernement Macky Sall bi. defal nag man xam nga dernier gouvernement Macky Sall bi ma la waxee sama aqulay taala xale yi ñu ciy jël xaw ma ci kenn. loolu kay kon mooy dëggal li ngay wax xaw ma ci kenn du man Thierno loolu ku ma xamut du man ku ma xamut. du bon ku ma xamul mais fait bi bu ci sa expérience politique fait bi bu fekkee gis nga ko ak sa expérience ci secteur privé. waaw doo déglu bu fekkee nga ni ma xaw ma ci kenn ci gouvernement bi bu fekkee fait bi gis nga ko fa. waaw képp koo xam ne kii sa fait méngoo na ak bee ci Ablaye Wade je te fais la même critique. waroo génn un étudiant. mu génn université nga def ko ministre. amul benn expérience pour pratiquer il peut pas être un manager mënta diriger des équipes expérience moo yor réew. là boo xoolee benn affaire gis nga ñi nga xam dañoo mas a pratiquer jaar fenn ñu dugal dans un gouvernement boo xoolee gis nga ñi ciy booster seen ay secteurs di dem ëpp vitesse mooy ñi nga xam ne dañoo pratiquer woon. ñi mas a pratiquer nekk ay consultants ou bien ñu nekkoon ay secteur privé ou bien ñu nekkoon yor ay cabinet d'avocat ou bien ñu nekkoon ay docteur ou bien ay affaires yi amoon métier bokk di ko exercer boo leen dugalee nga xool seen secteur ni muy doxee bokkut ak ki nga xam ne bi la mi ngi soog a génn école nga dugal ko ne ko kaay nekk ministre te ma jox la benn affaire parce que da ngay wax ci affaire réew mi ma jox la benn exemple. Pam Ngagne xam nga yaa ngi attaqué ñu naan politiciens yi tey ma wax leen fii dara man mi biñ ma defee ministre de l'environnement
xam nga mooy jeune frère Modou Diagne Fada laa remplacé ji woon. Est-ce que waa Sénégal xam nañ ne ba ma demee ci ministère boobu directeur de cabinet conseiller technique Modou Diagne Fada directeur technique Modou Diagne Fada yam yoraloon ñoom laa yore ministère bi ba ni ma fa jógee te xam nga ne boo amee adversaire politique nga nar a dëngal doo jël équipe ba mu doon liggéeyee nga jël leen du directeur de cabinet ba ca suuf ñoom ñëpp laa fa bàyyi. benn discours laa leen déglul benn discours laa benn discours laa leen wax. benn discours laa leen wax. dama lay wax lu sérieux te dama bëgg. waaw déglu ko mu sérieux d'exemple parce que man mënoon naa jël samay xarit. dugal sama sac. su ma dikkee dóor DC ba dóor directeur yi remplacer leen. lu ma bëgg a def xam nga loolu gën a yombe. loolu laa wax mais dama dikk téye leen. ci biir réunion bi ñu doon def ma ne leen. seen diggante ak Modou Diagne Fada relation personnelle ku génn fi mën ngaa dem kër Modou Diagne Fada. ndax la ngeen seqoon bul ko kenn ci yéen dindi. mais fii ci biir nga xam ne bii c'est la république ku fi nekk il faut servir la république. inchallah ki fu liggéey bu baax ci lettre de mission bi ñu ma jox. doo fi am problème ba ilaa yawmil diin. gis nga discours boobu ma leen jox moo leen boosté ñu commencé di liggéey. j'ai fait la même chose bi ma demee ministre du tourisme et de l'artisanat changé wu ma leen les mêmes personnes laa fa bàyyi ñoom laa liggéeyal. ma defati leneen dikk dem Méridien président ma dem jëli El Hadji Malick Sy Souris dem jëli Tidiane Sylla dem jëli Moustapha Fall dem jëli Ndiawar jéen ñi ma jiitu woon ñëpp nekk ay ministre du tourisme laa woo Méridien président ma ne leen yéen a ma jëkk ci ministère bi vous êtes des Sénégalais ce secteur doit prendre de l'envol kaay seen ay expérience ñu àndandoo ngeen jàppale ma yóbbu secteur bi ce jour bi ñu paree ndem si yàlla Jacques Baudin moom la El Hadji Malick Souris wax ne ko yow yaay nekk le rapporteur de l'ordre du jour mu taxaw mu ni Thierno Lo ce que vous avez fait aujourd'hui ci livre Guinness si lañ ko def ça n'existe nulle part dans le monde kenn mosu koo def ay nit jiitu la ak ñoo xam ne ñi nekk parti socialiste ak ñoo xam ne ñi ngi nekk ci opposition ci temps d'Ablaye Wade de contre nga xam ne Ablaye booba bëggul ku dégg ku wax parti socialiste ma woo socialiste yëpp Méridien président jiital leen parce que Souris a écrit sur le tourisme Tidiane Sylla nekkoon na ministre tourisme bind ci sur la formation ma jëli leen ba mu leen indi loo ca gis am na conséquence. ba ma dikkee ma organiser le premier salon du tourisme Ablaye Wade toog devant le CICES ñëpp toog mu ni dama mas di nommé ay ministre du tourisme ca gëmu moom ca mosuma gëm tourisme Thierno Lo convaincre nga ma di nga def différence entre président bu gëmul woon ak président bu gëm buy accompagner moi je marque les territoires ak fu ma jaar dama koy marqué. ku mu neex am na maa def la première édition. du salon du tourisme au Sénégal ñu jox ma la fédération la médaille d'or de la fédération pour la vision parce que premier salon bi ma def dañ ko comparé avec le Tobreza ma dellu si defaat deuxième édition def un salon sur la ferronnerie moi je marque les ministères où je passe parce que je suis un développeur j'ai un carnet d'adresse je sais booster les choses ku mu neex moo am ku mu naqadi moo am ñii di melale li nag ku nekk wax ba ma nekkee ci tel ministère j'ai laissé telle trace. D'accord waaw jërëjëf monsieur le ministre. merci beaucoup ci note boobu nga xam ne moom nga terminé émission bi parce que c'est important itam man am naa ci fierté lool wax dëgg yàlla. ci loolu am na solo ba ma fa jógee maa def lii dëgg la loolu am na solo xajul ci émission bi. c'est important jërëjëf. merci beaucoup ma bàyyi la bu fekkee am nga message booy passé s'il vous plaît nga passé. message bi may passé rek mooy Pape di la remercier. jërëjëf. te di ñaan sénégalais yi. lii nga xam ne bile am na Massalikul Jinaan temps yi ñu boole koog dialogue bi nga xam ne bi la fi ne nit ñi duñ ci wax mais man maa ngi am retour yi parce que am naa fa représentant xam nga ni ci dialogue bi fi ne ni gars yi nga fay def ay avancées significatives di juboo kon ci biir waxtaan ci la lépp xaj kon nit ñi mën nañoo bañ a jukki mais li yàq Sénégal nañ ko bàyyi ca nañ fexe ba suñu pétrole bi ak suñu gaz bi nga xam yàlla suñu borom mi ñu koy jox nan fexe ba Sénégal nit du ñëw diñu xeexloo di ñu indil ay xeexu tarixa xeexu diine ba ñun bu ñuy xeex ngay dem di jël suñu ay ressources te jàmm ci la lépp xaj réew mi ñoo ko bokk ca itam nit ku ne am na bis ngi ñëw boo xam ne di nga dem ana Djiboka ana Tanor Dieng ana Dansokho demee da ngeen ne Thierno Lo demee ñu ni que ne ana Alaaji Samba Jabare Samb ana Alaaji Samba Jabare Samb si jóge bërki dem marqué l'histoire traditionnelle du Sénégal ku si nekk am nga bis te ku mu wóoroon ne parce que aussi ñoom ni nga waxee ñooñu moom itam loolu la tekki woon ci réew mi loolu la fi tekki moom Alaaji Samba Jabare Samb dama ko doon déglu dégg nga li ma wax parce que li muy def suñu culture la suñu aada la suñu cosaan la te virtuose la woon ci li mu doon def gis nga réew mi nii bu fekk ku nekk doon wax naan gis nga poste Thierno Lo bii muy xëccoo su ma ko jëlee faatu xoolal Omar Ndiaye ma jox la benn exemple boo xam ne war naa yee ñu bari tout à fait
àndoon ak président Macky Sall dese bu doy waar nekk ci communication bi. effectivement di ci reyante ba mag président Macky Sall di def prestation de serment man mi ngi toogoon sama kanam te guddi ga mu faatu. kooku su ko xamoon ne bu fekkee jàppale ne président Macky Sall bu defee prestation de serment mu faatu du ko jàppale mais yàlla suñu borom. moo dogaloon loolu. ku ci nekk am nga bis comme déegi mi ngi ñëw te loo fi xeex ak loo fi def lu ñaaw du wéy mais nañ leen rafetal ngir yàlla ak yonent bi. defar réew mi bàyyi fi suñu doom yi lu rafet man loolu c'est des convictions fortes ci man. man Pape xam nga sax yow mosoo ma li ñuy wax Thierno Lo mais benn doomu aadama bu lay génneel benn cassette mbaa benn vidéo boo ma sa saaga nit mbaa ma xas nit mbaa ma dugg si mooy sama yoon nekkul amul. sama dëgg nag ak samay responsabilité maa ko moom te dinaa ko di assumer. kon nag maa ngi ñaan yàlla def jàmm ci réew mi yàlla jubóole xol yi te diggante président Macky Sall ak président Abdoulaye Wade yàlla na yàlla suñu borom. def mu gën a ratax ba ñu feetee le président Abdoulaye Wade de son vivant et ne pas aller le sublimer ailleurs yàlla na yéex. ñu ñaanal aussi comme Zidane. fële ci terre bi nga am fa succès aussi. waaw kooku itam ñu ñaan ko yàlla suñu borom def équipe ba ma fay fekk. voilà yàlla dimbalu ñu ba ñu yóbbu terre bi Saint-Louis. ok yóbbu ko Kaolack. merci dégg nga defar di ko ba mu rafet. merci ñëpp gis seen bopp. jërëjëf kon mbokk yi mu nekkoon seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média ñu am mbégte bu yaatu recevoir ko moom le ministre Thierno Lo ñu fàttali ne moom mooy PCA bi ñu dénk société boobu nga xam ni moom mooy taxaw wàllu terre bi ñu gërëm ko bu baax ci ni nga xam ni noonu la àndee ak ñun ci émission bi di leen jox rendez-vous incha allah àllarba bële di ñëw bu ci àlla ndey jërë ngeen jëf. ndax bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. trop c'est trop mbir mi dafa ëpp nii. audit yi d'accord nañ bu ñu si jógee du auditer samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement bi. procédure la respecté dañ ma song ma dóor ay coup de sommation. mooy ki la bëgg a rey yow yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. ndax bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi.